na réew mi ci tàng-tàng bi ci tàng-tàng bi ba dëkk bi nangootuñoo nangul dara institution yi lu ñu sant yi ba ñu am désobéissance civile porter atteinte au moral aussi des populations baam ngay li mu wax réew mi dafa wax nit ñi dañuy wàcc ci benn bi ndax dañu dañoo toog seen kër yi oh tey daal teyu taal dëkk bi loolu amul donc division de faute nouvelle amul finalement affaire bi dafa reeloo quoi. très bien mais maître ndax mën nañoo jàpp ne peut-être am na ñu nekk ci ginnaaw ni ko ñeneen ñi waxee ci ginnaaw justice leen instrumentalisé yi ci aju ngir xuuxatal waaye tam ngir xuuxal yenn ci ay taskatu xabaar ku ci mel ne Papa Ngagne Ndiaye ndax gis nañu souvent fa la fan yi ñu génn wala émission Faram Facce format bi nga koy defee actuellement saa su demee ba koy def ci 10 minutes njëkk yi wala waxtu yu njëkk yi daañu ci jël temps wax ci li nga xam ne moo di xalaatam ndax nekkul def am ñu taxaw tem ngir mbir mu ni mel daal di koy arrêté. loolu léegi man mënu ma cee tontu ndax am na ñu ne ci ginnaaw mbir mi soo yoon sama yoon nekku ci mën na nekk ko mën na bañ a nekk mais li woo daal mooy police yi ko woo liñ ko wooyee dara taxawu ci bu nekkee am na ku nekk ci ginnaaw it tey am na gàcce bu amee ku nekk ci ginnaaw yore loxoom di manipuler tey jii toroxtaaneem la ndax la mu bëggoon amu ko ndax Pam Ngagne tooñul kenn Pam Ngagne ci dëgg la sax ci la taxaw ci fulaak fayda liggéeyam dafa ko xam avec professionnalisme macha allah kon ku ko bëgg a sànq wala nga bëgg ko toroxal yaay torox ku ko bëgg a sànq yaay sànku ku ko bëgg a rey yaay dee ndax lim mën mu ngi ci liggéey depuis ay ati at mën na presque léegi fukki at ak nangam kon kooku mën na liggéeyam macha allah tey jii rek du tey lañ koy jàngee liggéeyam quand même te macha allah masul def benn faute masul am benn njaaxu bu def ci liggéeyam lu may di ko def ci defin bi gën a rafet kon mu amee kenn kuy jéem a seet nu mu mënee nappee Pam Ngagne ma ne kooku torox na ndax Pam Ngagne du ko ñuy napp kon entreprise boobu c'est voué à l'échec kii du ko ñuy napp kii da nga koy xam mooy kan xam fi mu jógee parce que da ngay xam dafa am cosaan Pam Ngagne bañkat la Pam Ngagne daa am fu mbokk te mënul toroxal ñooñu amul droit ñu ne ci fii la bokk diw doomu diw la jarbaate diw la muy mel neneen non doomul nekk kon dañ koy wax jërëjëf gàcce ngaalama toroxaloo TFM rusoowuloo say nawle rusoowuloo sa njaboot. merci beaucoup maître jërëjëf. doyen waaw say kàddu yu njëkk gis nañ ni ba ngay ñëw suba naree choc ak cawarte bi nga ñëwee yaa ngi ñëw di dugg sax di daw ci biir commissariat c'est une première pour nous qui couvrent ce genre d'activité gis nañu ko muy daw yàkkamte dugg confiance la woon lan la woon. d'abord maa ngi leen di nuyu di leen massawu aussi parce que xëy na man ci biir laa nekkoon yéen ngeen nekk ci biti man fi ma nekkoon aussi vraiment maa ngi woon ci ay conditions yu baax weesuwul ñu mettre la à l'aise loolu la alkaati yi def sama diggante ak ñoom dañ ma mettre à l'aise vraiment ci lépp nag ci accueil ci interrogatoire macha allah donc maa ngi leen di remercier mais remerciement yéen bi ma leen di remercier vous confrères certes seen liggéey ngeen di def waxoon naa leen ko mais franchement du tere isam ci coono bi ñu jaajëfal leen bu loolu weesoo nag yaakaar naa ni bu dossier bi man li ma njoxtu mooy su gàttee wala mu egg fi mu egg tey avocats yi ñoo joué rôle boobu maître Baboucar Cissé nga xam ni mooy avocat groupe Futur Média maître El Hadj Diouf nga xam ni spontanément gratuitement la def acte bi mu def nii man moom wóor na ma ni tey su ma nekk woon fayuma ko dara mais bu ma ko laajoon xaalis mu jox ma ko loolu lu leer la te fayuma ko 1 franc loolu c'est important ma wax ko maître Baro moo ma wax moom personnellement ni ma Pape ma ne ko mu ne ma waaw mu ne ma je le ferai volontiers mi ngi nii di ma dégg su fekkee waxu ko moom ne ma waxu ko donc man je pense que loolu dañ koy sant yàlla di leen remercier bu baax a baax ñoom avocats yi xam nga defal la ko gratuitement ba pare génne la ci yombul ñoom loolu la ñu def maître El Hadj Oumar Youm ñoom ñëpp gis nañ ko maître El Hadj Oumar Youm moom dafa nekk suma mag boo xam ni li ñu boole aussi dafa bëri te xam na ko li ma boole ak maître El Hadj Diouf moom ma boole ak maître El Hadj Oumar Youm te moom xam na ko mu taxaw moom itam taxawaay bu
am solo ci lépp nag donc vraiment maa ngi remercier ñooñu mais remerciement aussi dama koy jagleel le groupe Futurs Médias wan sax dama ci am kersa parce que kenn ku ci ne gis na ni ñu taxawee ku gis am na ñoo xam ne gisuñu Birane Ndour peut-être même bu ñu ko gisee mën nañu ko bañ a xàmmee mais Birane lim fi baagante kenn mënu leen ko wax Boubacar Ndour depuis ce matin yéen a ko gis mi ngi doog a dem su ma limee mën naa juum El Hadj Assane Gueye Babacar Fall mais amul kenn ku des su ma limee maa ngi juum te maa ngi jégalu ci lim bi parce que ñëpp laa war a tudd donc suma papa Doudou Wade gis ngeen taxawaayam itam donc vraiment maa ngi remercier tout le monde di remercier aussi suma famille parce que affaire bi yombul ñun mën na yomb ci ñun parce que ñun moom wax fa dëgg yàlla pare nañ ci loolu mais njaboot gi ak famille bi ñoo ci parewul waajur yi parewuñ ci donc ñu ngi leen ciy massawu bu baax a baax parce que sonn nañ ci donc bu yooyu yëpp weesoo aussi man liñ ma convoqué lu leer la mais malheureusement ni ko maître waxee man dama jàppoon ni buñ nee ma Ousmane Sonko moo la maanaam ci wax ji nga wax jëm ci moom moo tax procureur autosaisir man bu ma fekkoon plainte Ousmane Sonko doon na ma bett parce que Ousmane Sonko dafay assumer maanaam nit la koo xam ne day assumer li muy wax bañ na ko ba naan bu leen ma weddil man maa def nangam ñëpp dégg nañ ko ba tàyyi maa wax nangam bu leen ma weddil dara donc nit kuy assumer la donc gëw ma ni propos yooyu dina am lu ko ci naxari ba muy porter plainte man gëw ma loolu parce que moom xam na lim ci def xam na lim ci wax donc loolu mooy li am man nag waxuma ko contre kii waxuma ko pour kii buñ ne pour ma Pape Malick Ndour moo tax nañu dem seet émission yi ma def ak Pape Malick Ndour mais nit ñi dañuy foog ni man xanaa Ousmane Sonko sax dafa maa fay xaalis loolu la ñuy foog nañu dem seet rek émission bi nga xam ni def naa ko ak Pape Malick Ndour ci jamono bi nga xamee ni mais ñoom ñoo nekk au pouvoir dem nañ ko seet rek buñ ko seetaanee dinañ xam man li may def lan la donc du affaire bi du yàgg maa ngi leen di remercier bu baax a baax di leen jaajëfal di leen massawu coono dellu di remercier bu baax suma avocat yi li ma wax moo ci nekk parce que bu dul woon seen ay conseil kon kenn waxatu ko man damay ñëw rek ñu dóor ma diffamation dóor ma diffusion de fausses nouvelles du ma ci xam dara mais boobaa mën na compliqué mais wax fa dëgg yàlla seen assistance porté na ma vraiment taxawaay bu am solo donc maa ngi leen di gërëm te di leen sant di ñaan yàlla nag daje bi moom na fi yem quoi wax dëgg yàlla parce que ñi ngi bëgg. ce matin balaa ngay wuy si yaa ah ngi oui wax tout à ci fait TFM. ah d'accord non tout à l'heure wax nga ma bi may daw di ñëw parce que bi may daw di ñëw boobu bi heure bi desee 10 heures bi mu desee 15 minutes dama nekk ci VDN bi mu bari embouteillage ci laa woo lieutenant Faye ni ko damay retard donc ma tardé donc comme dama tardé nag aussi te war a dem wuy ji yoon mais je pense que loolu moom da ngay daw quoi loolu moo taxoon ma doon daw pour que mën a gaaw egg loolu moo waral daw bi mais du leneen non mais confiance sax mi ngi ci confiance sax mi ngi ci confiance mi ngi ci parce que xam naa li ma wax xam naa fi ma ko teg et puis yàlla dénk na may avocat yoo xam ni maa ngi woon ci ay loxo yu wóor donc loolu confiance boobu nga wax noonu lu. dernière question ce matin yaa ngi wax ci TFM da ngay wax wala nga ñibbisi wala nga des foofu. ah non c'est clair c'est-à-dire xam nga man dama choisir nekk journaliste nekk un journaliste indépendant nag donc su fekkente ni wax suma xalaat moo tax ñu may woo dañ may woo ci wooma la ñuy dëkk parce que man ci wax laay dëkk wax sama xalaat laay dëkk donc mën naa ñëw nag tey ñu bàyyi ma dem suba mën nañ ma téye daaj ma ci kaso bi mais yooyu tam amul problème donc parewu naa pour loolu yëpp lu ci mën a nekk mais lii tax par exemple sama xalaat du ma ko wax loolu gisaguma ko parce que nag wax fa dëgg yàlla maître wax na ko tout à l'heure man askan bi ma bokk mënoon naa def bi gën a yomb choisir du bi gën a yomb sax mais mënoon naa def li gën a yomb daal mais malheureusement dama choisir bii nga xam ne moo gën a metti donc dama koy assumer maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. parce que ñi fi teew rek nga gis mais àdduna bépp. ah oui tout à fait ah tout à fait non loolu dama ko fàtte woon remercier Sénégal yëpp dama ko fàtte woon parce que loolu moom man maa ko dund man damay recevoir ay messages di recevoir ay appels ba duma sax xam ñan donc ñoo xam ni sax doo leen xam donc loolu yëpp nag vraiment maa ngi remercier tout le Sénégal di remercier encore une fois vous la presse di leen jaajëfal jërë ngeen jëf merci beaucoup.